maa ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéenay suivre Kër Mbaye Fall TV Dieye Lucar la présentation tey dañoo indi benn concept boo xam ne ñëpp a ciy gis seen bopp parce que ci wàllum social la muy Kër Mbaye Fall hashtag ma fierté jëm ci hashtag 1 wàllum social ñu fas yéene dimbali yenn jeunes yi nga xam ne essayé nañ créer benn entreprise te entreprise bi tey mun na jógee ci wàllum tegu gaay café mun na jógee ci wàllum jaay ay dàll ñu mun ko dimbali def ko yàññal ko utal ko li nga xam ne mooy table wala li nga xam ne moom la manqué ci kaw loolu social bi nag tijji nañ ko tey mais dañoo ñëw ci benn jeune boo xam ne actuellement il vend du jëm ci wàllum café non mu nekk lu am solo day jaay café jeune la boo xam ne day jaay café bëggal boppam li muy def mais tey moom nañ fas yéene ñëw seet si waxtaan ak moom saafonteeg moom fas yéene xool li nga xam ne moom la manqué ci liggéeyam demandé ko à ce que moom mu wax ñu nan la def ba teg li nga xam ne mooy projet jaay café mu nekk lu am solo donc gars yi dañuy daagu nànk rek xam nga am fulaay dem ci moom waxtaan ak moom gars yi en grosso modo li jëm ci wàllum Kër Mbaye Fall hashtag ma fierté hashtag 1 jëm ci wàllum social c'est juste pour aider les jeunes yi nga xam ne créé nañ emploi fas yéene leen doole jokk leen doole ci kaw nan c'est seen interview bu ñu paree lancer benn affiche jagleel leen ko ñu jëm ci wàllu social lu waaye am dugal pour ñu mun ko defaraatal place am mu yànji mun ko guider pour à ce que tey li muy ñëwaat pour def mu doon lu am solo ci kaw loolu dañuy doxaat nànk rek dem ci moom xool ko waxtaan ak moom xool ni muy defaree café gi xool li nga xam ne moom la fas yéenee liggéey ay ci am na solo gars yi topp Maam Cheikh Ibrahima Fall. Maam Cheikh Ibrahima Fall. Maam Cheikh. gars yi comme ni leen ko waxee ñu ngi nii doog a dugg ci biir kër gi fas yéene dem jàkkaarloog moom waxtaan ak moom gis naa ko bu ñu dee toog teg ay bagages am non man daal Baye Fall yi damay kontaan ci yow mais le ziar nañ la de Baye yaa ngi am jàmm naka tey. ñu ngi sant bu baax. naka activité yeeg bagages yi. waaw ñu ngi sant. mais instant bi dañ la gis nga yaatal ko de teg café gi nii fas yéene préparer li nga xam ne mooy jaay bi. waaw gis nga de affaire yi de moom instant bi nga koy defar pour mu baax te instant bi il faut que nga teg ko bàyyi ko mu diire ndox mi il faut mu diire su demee ba dee rek boo ko seetee yàlla ciy def jàmm. ci kaw loolu dañ lay bàyyi nga nuyoog ñi nga xam ne ñoo ñu suivre ñu waxtaan ci wàllum li nga xam ne tey moom lañ la seet si ci kaw loolu tamit xamal nit ñi que ne Kër Mbaye Fall hashtag ma fierté hashtag 1 jëm ci wàllum social tey Leuz nañ amal waxtaan waaw Leuz gis nañ ko muy Leuz café gi Leuz borom café gi jëm ci wàllum Kër Mbaye Fall gaa yëpp xam nañ ko gaa yëpp fu dañuy naani café muy jour bi muy soudeur bi mécanicien bi ñeen ñi nga xam ne dañuy yeewu matin bi am envie ndékki fii lañ koy ndékkisee si moom donc tey dañ lay bàyyi nga nuyoog ñi nga xam ne ñoo ñu suivre ñu continuer ñu commencé waxtaan bi. maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di siyaar ñëpp di baalu ak ñëpp di baalu ak ñëpp di wax ni lii moom mooy àdduna quoi àdduna lépp loo nekk rek dañ ciy boole respect xam nga respecté nit ñi gëm sa bopp parce que respect tamit mooy lépp nit ki pour mu gëm la ba bëgg la yaay respect yaa koy jox cër boobu te toll nañ moment boo xam di cër lu mu gàtt lu mu ndaw boo ko joxee ma rek ñu delloo la ko te man gis naa ni man mën naa ñu mujjee dëkk Kër Mbaye Fall ci laa bokk mais taguma sama bopp de mais am naa fi cër boo xamante ne ñu ngi dëkk ak mën naa ñu amuñu ci kaw loolu ci wàllum cër boobu mu nekk lu am solo parce que jeune da nga war a nekk ci gox am cër ci waa nit ñi delloo la ko parce que cër bi si yow lay tàmbalee gars yi delloo la ko te delloo nañ ko mën sëkk tey moo waral waxtaan bi moo waral yaatal bi tey ñu jël ko suñu première émission suñu première activité jëm ci wàllum social ci Kër Mbaye Fall hashtag ma fierté ci kaw loolu dañ lay bàyyi nga présenté wu nga wax ñu kan mooy Leuz ak Leuz nan la def ba teg café gi. waaw Leuz benn waay la bu xeebadi boo xamante ne moom taalibe maam Thierno lu waay bu xeebadi la daal mooy loolu parce que dañu nekkoon ci yeneen daal duñu dimbali bu ñuy tàmbali nag dégg nañ lu ne dégg nañ ko lu ne. ci kaw loolu yeneen yan comme yan genre ban activité nga doon def bien avant ñu ñëw ci café gi. non avant café gi def naa mécanique macha allah yàlla dimbali na ma ci nit mënu ma ci te li may wax waa cinéma Thiaro yi buñ ko seetaanee xam nañ li may wax mais xam nga nit da ngay ne ci benn affaire ay at yàlla def dem na ba gisatoo ci sa bopp affaire yi dëgër da ngay dem ba problème mu ndekki sax da lay të parce que alxuraan ñu koy jaayante parce que rus nañu ñaan rus nañu nekk di wax mais ñu am suñu soo dem ak a ñëw yàlla def nag ñu dem ba place boobu noonu ñi ko moom jël ko xam nga loolu moo indi tàmbalikaay café gi.
d'accord ci kaw loolu liggéey bi taxaw yembandiwul tul nga am problème transport mais tey bañ nga tàllal sa loxo moo waral tey nga teg café gi. waaw bañ ñaan rek parce que comme Cheikh Modou Kara lu mu koy waxee rek nee na nit da ngay ñeme kaso ragal tooñ te dëgg àdduna nag dara yombul man góor laa man du ma ñaan mënu ma ko parce que mënu ma ñaan ku mënti doon du mën a la may su may dee bay lekk suuf sax damay gore. d'accord ci kaw gore boobu est-ce que mën nga ñu wax tuuti nan nga def ba teg café gi ak idée bi fan la ñëwee ak lan moo la poussé à ce que nga teg li nga xam ne mooy café gi. waaw idée bi dañu toog liggéey bi toog ñu toog ci koñ bi xam nga doon ay semeur di dem terrain affaire xale di dem ay nawetaan xam nga benn bis ñu toog suñu benn grand boom idée bu baax barxam bàyyi maa ngi koy char moom moo ñu jox idée bi ne pourquoi ça yéen mënoo leen teg fii seen café parce que boobu man maa ngi ko doon utloo benn job sax na ko grand man toog na toog ci koñ bi mais tamit xam nga sama job donte daan na dox mais doxatul tamit mënu ma ñaan di doogi te xale laa dama war a liggéey yàlla def na pattuma gumbawuma pour man dama war a live sama àdduna quoi ma war a liggéey te liggéey mooy ëllëg ngay xam liggéey moo baax grand bi ne ma waaw le grand bi xam naa affaire yi xaw a dëgër nag te wax dëgg mu nekk jantal grand parce que si lañ toog mu ne pourquoi ça mu doon teg fii café c'est parce que mu yëkkati 20 000 francs liquide jox ma néegam sax la ma woo mu ñëw mu jox ma sutura kenn xamul du papa du yaay du mag du xarit kenn xamul barke alko ma yëg ne mu jox ma 20 dama lii doy na ma ne ko waaw ma jox sama yaay Ndey Sall moom tamit maa ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi moom tamit ma jox ko mu sonn ci ñun macha allah moom maa ko jox mu ne naa nga jënd termus yu baax mu jënd ñu termus ci laa woowee Fallou pour ñu liggéey Fallou tamit nekk nit ku baax nit ku ne waxal ko jigoom gis nga fii kër yëpp am na añ de mais dañuy bàyyi suñu kër di dem añee seen kër te moom moo ñu ko wan du lekk bàyyi ñu barki salaatul faatiha ku dee ak sa bàmmeel lu mu wax naa ko waxat mais dina am lu baax moom Fallou Fall. ci kaw complice boobu noonu entre frères noo ko gisee ak nan nga koy dundee à chaque fois parce que tey yaa ngi koy seedeel lu rafet yaa ngi koy seedeel lu baax donc ñun ñëpp ku nekk tamit bu amee sa morom am sa xarit mu jiile lu baax non war nga ko mën a seedeel bu nekkee nit nga te li ngay def j'apprécie bien mais tey côté boobu noonu tey ngeen teg projet bi tey mu aboutir ba tey nga ñëw ñu toog fas yéene dimbali la fas yéene jàppale la fas yéene déglu la fas yéene dafa ñëw interview mais loolu noonu yow lan lay def ci yow. non loolu da ngay xam ne àdduna loo fa xaarul doo ko fekk rek àdduna da ngay am gëm-gëm rek na tey ñun lan la ñu tubaab di rawee tubaab buy liggéey day gëm ni année bi day am 1 million te da koy am mais ñun xam la mooy suñu problème ñu dañuy xeeb benn affaire te doomu aadama du xeeb tey ji li may def nii sama koñ yombul nekk sama biir koñ suñu kër ne fii nga nekk sa biir koñ di jaay café loolu yombul mais xam la laay bañ diw moo ma may wala diw nangam te ni da ngay gëm sa bopp boo nekkee ndaw da ngay affaire yi du question da ngay xaar Macky Sall da ngay xaar papa da ngay xaar yaay man sa mbaa bu nekkoon milliardaire wala sama yaay xooluma leen parce que sama avenir laay defar xalaat sama njaboot suba bu ñu waree ñëw parce que nit noonu ngay doxee boo nekkee ci quartier dafa am nooy doxee bañ a doon yaa fuus nag. ci parole ci wàllum café gi ci wàllum café gi nga xam ne moom ngay jaay est-ce que am na ay problèmes yoo xam ne da nga ko ci jànkonteel wala est-ce que am nga ay affaires yoo xam ne jot nga ko ci parce que gis nañ ne teg table ci mbedd yombul est-ce que mairie bi affaire yooyu noonu dañuy ñëw approché wu demander li nga xam ne mooy comme ni nga koy defee est-ce que tamit liggéey bi am nga ci ay jafe-jafe. waaw liggéey bi moom dafa métti liggéey bi moom la moo ci yomb ki ngay xelil mu naan dem loolu rek moo ci yomb leneen yomb ci te imagine-toi 6 heures ngay jóg. avant couvre-feu bi ay 23 heures ngay wàcc wala minuit parce que gars yi moom duñ la may dara gars yi naan café gi na ñëw xam nga c'est parce que métti na ay jamono bi laa wala xoolal boo wàccee boo doo compter sax téeméer yoo denc billaahi. mais tey yaa ngi compter li nga xam ne ay téeméer la ay 1000 francs ay 5000 jëm kaw. waaw ñu ngi sant yàlla parce que tamit àdduna lépp loo gis rek nànk-nànk la sëñ Fallou daan na wax tepp moo gën yu rek lépp loo gis nànk-nànk la mais dem na ba yàlla dimbali ñu. Fallou nekk ci projet macha allah yàlla na ko fa yàlla defal jàmm mu nekk nit ku baax mu jël bagage yi jox ma laaju ma dara dama lëës bu ma sañoon da ngay demal sa bopp nangam sangam. kon ki nga xam ne yéen a bokkoon projet moom ak dala mujjee bàyyi lépp na la gérer quoi. waaw dafa ma mujj bàyyi lépp te teewul buntu gàlleem laa nekk te dama fa am jàmm barki alxuraan ni ma fa amee jàmm sax amee ma ko jàmm suñ kër billaahi. ci kaw problème yooyu noonu nga gis ko yaa ngi koy dund mais café gi tey fi mu toll nii boo leen ci daj ak lan nga ciy daj frais bi ñaata la ak liggéey bi nu muy demee nooy def ba defar ko.
waaw café moom da ngay jënd lu bari parce que café gu baax moo jafe parce que boo bëggee lu yomb moom gars yi fii la ñuy romb seen café gars yi kenn moomu seen i fukki dërëm du dëgg mais il paraît que café gu baax man moom laay seegee café gi dama koy yónnee daan naa ko yónnee Touba ay jamono benn yaayu Fallou moo ñu ko daan defaral mais dama xam ne li nga koy yónnee Touba loolu day metti te moom xam rek donte muy sonn mais am na loom li gën a jege am na fi léegi da ngay mujj obligé di compter ay benn 30 000 wala benn 40 000 jënd ko bagage da nga koy jënd café yoo ko yóbboo café boo jëndee café bi jógee Nigéria doom bi mujjee génn nii moom ngay jënd parce que yaa ngi koy jëndee ay 1300 bu yombee ba yomb xam nga boo ko jëndee yaa ngi koy weer da nga koy sebet ba mu lii nga tànnit ko nga weer ko ba mu wow nga jënd sa jar 100 nga jënd sa jar 300 wala téeméer ko dee nga yóbbu ko ci machine bi mu walal la ko léegi bu la ko walalee nag ci ngay commencé nag di segg nank-nank ci kaw segg boobu noonu yan tolof nga ciy daj yan lan nga ci mën a expliquer quoi. non métti rek léeg-léeg café gi lakk la billaahi léeg-léeg nga lakk mais doo sañ a jooy léeg-léeg da ngay gëmindu sa bopp di métti ku la gis sax day xam ne yow da nga manqué ne la mais yaay boole léeg-léeg nga muñ léegi da ngay xeeli sax nit café mu ne la yoruma fukki dërëm mais doo ci mën dara parce que nit ku ne rek da nga koy xoolee comme sa bopp te kooku di la wax yorul fukki dërëm yow bés ñëw na mënoo yor fukki dërëm yow ndékkee nga ne ko dem ak yeneen gàllankoor mairie bi nag daan nañ ñëw xam nga mais lépp loo gis àdduna da ngay mën a négocier parce que mairie bi suñuy frère ñoo fa nekk suñuy kilifa du dëgg ku ci mel ni Abdou Mazid ku ci mel ni Ngala Kane macha allah xam nga ñu nekk ay nit yu baax su ma bëggee def benn affaire sax Ngala moo naan ma loos bu ma sañoon nga def nii def naa xam nga loolu yombul da tey ñoo xam naa ne ñoom ku ma laal fii da nga leen laal te ñoom ñu ngi liggéey si mairie bi kon ñooñu noonu maa ngi leen di sant quoi di leen gërëm macha allah. ci kaw liggéey boobu noonu ñu gis ne actuellement comme li ñu wax rek jeunesse bi ñu ngi jàppalante seen biir te li ñu wax dafa am solo ci côté bi liggéey parce que ku nekk nga xam ne jeune la moom mi ngi nekk ca mairie ba di liggéey fa mais teewul mi ngi jàppale moromam ba nga xam ne teg na table pour bàyyi ko mu continuer donc loolu c'est important yéen ñi nga xam ne yéen a ngi suivre am nañ fulaay di dimbalante seen biir waaw entre jeunes dañoo war a dimbalante suñu biir waratuñu di xojante ci kaw loolu ñu gis ne fi mu toll nii est-ce que mën nga ñu wax tuuti ban heure nga yeewu pour jaay café gi yow xanaa xamoo ne dañuy interview yow waaw wala boog luy loolu est-ce que dañuy gis ne par rapport ak li jëm ci jaayam café gi ban heure ngay yeewu ban heure ngay wàcc parce que gis nañu actuellement ak deuxième vague bi nii ñuy def couvre-feu 21h mais voilà 21h di nga teel wàcc mais ban heure ngay yeewu mooy heure bu baax bi nga xam ne moom ngay segg café parce que matin bi dañuy gis ne da ngay gars yi yeewu jaar dem di liggéey yow yaa leen jox café ban heure ngay yeewu pour defar café gi ak yooyu. maa ngi yeewu 5h50 dama fekk may sangu fii ma sangoo waajal waxtu bi. parce que balaa may génn damay julli ba pare su ma génnee dem bale foofu ba mu set parce que tamit affaire dafa war a set sell la loolu la ñu wax parce que àdduna tamit booy jaay lekk dafa war a set lu dëgg parce que nit ñi kenn moom la ñu yor seen i bët di xool après nga bale foofu mu set nga teg sa banc xama teg sa table commencé génn bagage am nanka nan lépp boo ñëw deuxième bi sax di nga fekk sa gars yi di la xaar di nga fekk gars yi di la xaar quoi mais gars yi dañ la comprendre da ngay xam ne julli beeg yooyu dañ lay comprendre dañuy toog si banc bi xaar la yow sax identité mooy que da ngay yeewu sangu julli génne sa dem defar fi nga xam ne foofu ngay defee bàyyi fa ñaari banc wala ñett delluwaat ci kër gi tàngal café gi la tànk ngay génn nga fekk nit ñi toog di xaar café gi donc mu nekk lu am solo kon gars yi xam nga fi ngeen fa jàpp foofu la donc juste pour vous rappeler par rapport ak lu jëm ci concept bi nga xam ne moom lañu def ci biir Kër Mbaye Fall TV mi Kër Mbaye Fall hashtag ma fierté hashtag 1 jëm ci wàllum social tey ñu ngi ko am ak Leuz Café mais Leuz sa tur dëgg na la. man maa ngi tudd Mamadou Ndiaye. Ndiaye ne dégg naa ñoom Sénégal quoi. waaw ma Sénégal kay Macky Sall ko moom. mais li tax nga ne Macky Sall moom Sénégal. borom dëkk bi moom mooy xalifa yàlla ci kaw suuf kenn mënu ci dara. d'accord fi mu toll nii tey boo amoon message booy lancé Macky Sall ak engouement bi jeunesse bi am par rapport ak ñàkk liggéey bi yow lan nga ciy wax. waaw dama koy wax mooy président xam nga tey jii yàlla lépp lu mu la bàyyi rek bés penc dina ñëw mu laaj ko du dëgg na dawal yërmande rek yërmande moom ci la lépp xaj. sëñ Mountakha wax na ko xam nga kilifa yëpp wax nañ ko yërmande moom mooy lépp ndax àdduna lépp loo gisee yërmande tey Macky Sall tey yàlla def na ni moo fi ëpp pouvoir Sénégal bu waxee kenn du wax kenn mënu ci dara à part ça kilifa diine yi loolu la yàlla dogal li ma koy wax mooy na dimbali xale yi na dimbali xale xam booy bonuñu de billaahi booy lu tax ñuy dugg si gaal yi di def naxu su booy bonuñu de gis nga léeg-léeg nga gis nit mën na ne si benn situation mën nga nekk sa gaale doon jeune di liggéey xam nga sa waa gaale demewul noonu imagine waa nga xëy bàyyi woo sa gaale piscine mu wóor ne sa waa gaale yow añuñu yow bu yàggee liggéey bi ngeen liggéey dem na ba mayatu la li nga xamante ne moom ngay dundalee say waajur
fi bari na boo yoo xamante ne man xam naa leen dañuy def naka sudul noonu mais du seen tayeef mais li ko waral mooy ay situation gaal la bilaa dañuy toog yoon naan ma version bi dama siy génn mais du bon te nit tamit man dama jàpp ni boo ko jàppee comme sa bopp rek lépp dina baax te nit boo koy yedd waroo ko xool naan ko nangam ne nit boo defal dul yoon woo ko yéen ñaar ngeen waxtaan mu jeex waa te loolu mooy àdduna te loolu la mag ñi jàngale Macky Sall nag moom mooy président kenn du ko dënd ci ko suuf ba yàlla di ñu jox keneen ku ko gën di ko ñaanal yorom bi yàlla na ko yàlla dimbali eggali ko si jàmm mais na dawal yërmande bi mooy du question saaga du question dóor du question ne da ngay yëkkati defal ay projet booy liggéey booy nangu nañu faayet parce que man damay jóg fajar da nga gis ay yaay boo yoo xamante ne da lay wóor na ñi dépense moo tax ñu rey seen bopp ak papa yoo xamante ne seen doole demeetul noonu mais njaboot bu sew xam nga fii yow rek mën nga dundal sa bopp mais day toll foo xamante ne njaboot bu sew xamul data xale bu lekkul la koy wane affaire yi il faut que yërmande di ci am moom mooy président na dawal yërmande jéem a xool ñi nga xamante ne ñoom lay liggéeyal mu waxtaan seen biir xam nga dëkk bi dal ñu am yërmande te li kilifa yi di wax ci wàccee kaamil nit ñi tamit dañuy wàccee kaamil quoi di gën a tuub ci borom bi parce que bàkkaar yi bari na safaan yu bari na da ngay dégg yoo xamante ne sax da nga naan déet nit ñi léegi mooy loolu amatuñu ngor du mën a ñëpp mais du 100% il paraît que nag ñun ñoo mën a jàppale suñu bopp da tey jii gis naa Lukaar mu ne ci benn télé donc war a woon na ko grand li nga nekk nangam sangam macha allah gis naa Fallou mu bi benn boutique ne ci Fallou am gaan jaamu benn tuway wala jaam benn t-shirt donte am nga ko mais bul xool ne yow am nga ko xam nga xoolal li nga xam mooy jëmale place bi kanam nga def ko parce que Fallou moom soo ko jàppale day jàppale keneen ma jàppale ngaala jàppale keneen wala ku mel ni Ama mi ngi yëngu si wàllu moto xam nga soo gisee ne ko Ama dama bëgg ñu business moto macha allah parce que am na tamit booy fii barke alxuraan kër Mbaye Fall booy fii ay jàmbaar lañ ay fight ci kaw loolu ñu gis ne wàllum liggéey bi mi ngi avancé carrément ci jeunesse bi donc ci kaw loolu gis ne fi mu toll nii yaa ngi waajal café gi yaa ngi nekk dégg nga bàyyi nga nekk ci ñu xool ñu gis ko après ñu ñëw parce que ni dem ci place bi dajante gars yi xool place bi ni muy doxee après ñu mën a tëj li nga xam ne mooy émission bi donc gars yi yéen ñuy suivre ñu ngi leen di jaajëfal di lay wax ne nii la am leen fulaay abonné am leen fulaay commentaire am leen fulaay partager li nga xam ne mooy vidéo parce que tey jeune bi ñu jox li nga xam ne mooy 1 an mooy première sax laay wax première émission bi jëm ci wàllum social jàmbaar la te yéen xam ngeen ne jàmbaar li mu fi wax boo digg xam ne jàmbaar la donc ñu préparer partager aimer liker waaw def affaire yi moom cool ci kaw loolu gars yi ñu bàyyi ko mu liggéey ñëw. alhamdulillah yàlla defee alhamdulillah pour yàlla defee alhamdulillah man de yomb na maam Bamba alhamdulillah pour yàlla defee alhamdulillah pour yàlla defee alhamdulillah man de yomb na maam Bamba voilà parce que ni seeg café gi est-ce que mën nga ñu jox tuuti ci wàllum café gi. waaw café gi moom boo koy seeg xam nga da ngay def nii rek lay demee da ngay bàyyi ndox mi bax da ngay jël jar sorsi mu ànd ak ndox bi bax léegi ndox bi su baxee mooy rey jar bi nga dër première couche quoi après nga daal di tëj. ci première couche boobu boo paree ci première couche da ngay ñëw si deuxième couche bi. waaw deuxième couche bi moom mooy ànd ak lii xorom pole bi quoi parce que xorom pole moom ku ko xam-xam ne day fay xorom pole ku ko xam di ko naan noonu sax dafa baax jël xorom pole bi ak jar bi ngay boole mais duñu bokk coup parce que premier coup bi mooy ànd ak jar deuxième coup bi moo ànd ak xorom pole te troisième coup bi parce que ñun 3 capteurs yu toll nii 3 marmites yu toll nii dañuy seeg léegi bu ko defee troisième coup bi moom mooy doon ndox kese lay doon quoi. ci kaw loolu nga am li nga bëgg ci wàllum café gi quoi carrément. waaw si waaw mais première lii bi da nga koy dindi bi boo ko seggee nii marmite bu nekk ak café marmite bu nekk ak poudre boo bëggee café gi dosé marmite bu nekk ak poudre
toll nii ci kaw loolu boo defee ndox fii ba liy jeex da ngay tegaat ndox. damay tegaat ndox lii ma xend ko dem tuuri ko lii dama koy tuuri te lii day dee dootul baaxatee. da ngay gis ay nit yoo xam ne ñoom ci kaw loolu dañuy forcer ci benn bi ñuy def si nañuy def ñaari cafetière ba ñett ba ñeent ba pare jox ko nit ñi est-ce que ñooñu noonu ñoo xam ne dañuy joxe café te café gi nga xam ne nit ki da nga koy jaay te sentir ci boppam yow loolu ñooñu lan nga leen di wax. waaw mais café gi tamit loo ci def lu si bokkul da nga koy gis te Serigne Touba Serigne la ko indoon te sëñ Abdoulaye am na benn waxtaanam boo xamante ne boo ko dégg daan café gi nit mën na ci am lu ne am na si ñoo xam ne ñee lu dul jeex ci lañ ko am ci kaw mooy dañuy jaay lu baax gis na tey doomu aadama loo koy jaay mu dugg si biir boo ko jàppee comme ça bu tey ji yow nga yor sa benn téeméer dem jënd sa chandise mu forox neexu la wala nga naan sa café Touba neexul nga dem këpp ko loolu pour man loolu àq la quoi ni da nga war a jaay muy naan di sentir lu muy jaay baax na même su jaar yoon sax mais amul yéene ba nga xam ne fes tey lu baax yàlla rek a xam lu bon yàlla rek mais amul yéene bi ba ku la gis dina xam ne dina la sa waay mos yoon nga def nii parce que léeg-léeg man damay defar café mais damay sonn mais mën na bañ a jaaroon mais gars yi sama mbokk taalibe nag ay Fallou ay Ngala ay Papi gars yëpp tout ça ñoom Abdou Thiam dañ naan ma carrément léegi café gi c'est ba si Idi damay naan man ma café gi mosoon ñu gën a yokk dose bi mooy loolu ak ay ñoo xam ne ay magum taalibe lañ fii laa leen xam ne dañ may woo si pet na ma café gi mosoon nga yokk dose bi nangam sangam ci kaw loolu nga respecté ko xooloo li nga xam ne moom nga ciy fere nga yokk ko pour que nit ñi nga xam ne ñoo koy naan ñoom ñu mën a bég donc c'est important nit ki looy jaay soo ci amee ay nit yi nga xam ne ñooy jël seen xaalis di ko ci fere ñëw na la lii kat gis nañ ne boo ko defee dinañ ci gën a sentir seen bopp amul fu lay def ko parce que moo lay jëmale kanam mooy tax nga am weccet ci kaw loolu gis nañ ne fi mu toll nii yaa ngi waajal pour def sa premier segg bu ñu paree dañu war a dem ci place bi xool place bi ak xool li nga xam ne mooy besoin yi nga xam ne tey boo ko amoon sa biir place dina la arrangé trop pour place bi mën a jëm kanam tey lan ngay wax li nga xam ne mooy Kër Mbaye Fall hashtag ma fierté hashtag jëm ci wàllum social lan nga leen di wax. waaw di leen sant di leen gërëm macha allah yow nga nekk nit bu baax ñu xam nañ sa grand frère Baye Sall affaire yu nawetaan xamante nañ ci bu baax yàlla def ñu nga ñëw fi nekk jeune boo xamante ne nit ku moderne nit koo xamante ne macha allah nit ku yéene nit ñi jàmm la moo fi dégg mosuma dégg Lukaar moo saaga wala Lukaar bi kon loolu sant yàlla nga nekk nit koom da nga am respect ci nit ñi da nga am respect ci ñëpp yoo xamoo ko la bëgg xamoo ko la bañ te nit tamit buy liggéey noonu la war a doxalee live bul xool nit ñi bëgg nañ ñuy bañ nañ gérer sa bopp boo amee 100 francs mu doole boo amul 100 francs nga sante ko yàlla te macha allah maa ngi leen di ñaanal seen équipe bi lépp loo leen bëgg seen live yàlla nañ ko yàlla defal ci barke yonent te lépp loo xam Serigne Touba nee na ku magal bisib tukkeem bi siyaar nga añ nga umra nga am nga yool ba Serigne Touba nee na xeebu ci ginnaaw